salaamaaleykum mbokki internet yi mbokki téléspectateur ñu ngi leen dalal seen émission ça fait débat fii si Vision Plus ça fait débat ni ngeen ko xamee mooy chaque instant chaque période ñuy développer actualité développer thèmes yi nga xamante ne moo gën a fës si jamono yi tey yi ñu am gan pour démarrer waxtaan woowu ak ki nga xamante ne mooy suñu gan tey Limamoulaye Thiaw la tudd ñu gën ko xam si turu Libaas Thiaw muy nekk conseil municipal au niveau de la mairie de Yoff monsieur le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alpha di nuyu waa Yoff jël ko teg ko ci loxo xalifatul muslimin ñi nga xamante ne ni moom mooy Duudu Maxtaar Laahi mu toogal fi ahlu bayti rasul ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu tegal ñu ko ci umma islam bi yépp di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay autorité coutumière di leen nuyu ñoom ñëpp di jël sama nuyoo di ko jox le premier magistrat de la commune mu tegal ma ko ci loxo population yoffoise yëpp di leen nuyu yéen itam aussi waa Vision Plus di rafetlu vraiment choix bi ngeen def ñëw ñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy actualité politique ak li nga xam ne moom moo fi xew ma profité ci aussi félicité seen ki nga xamante ne moom mooy président bi muy ndaw aussi am vision bi vraiment ñu koy saluer di ci encourager aussi yeneen jeunes yoo xam ne ñu ngi def ni moom di ñaan yàlla rek ñu gën a taxaw ba Yoff jëm ci kanam. incha allah boo gisee peut-être choix bi mën nañu wax du nekk lu hasard déjà. dañuy wax Libaas Thiaw bu ñu ne Libaas Thiaw ñu ne mooy le maire des jeunes ñenn ñi ne le maire de la jeunesse est-ce que yaa ngi fàttaliku tur bi fu mu jógee lu tax ñu di la ooyee le maire des jeunes. waaw xam nga loolu li tax peut-être gars yi di ma ko woowee dañ gis ne man à chaque fois bu ma nekkee conseil municipal lii ëpp si li nga xamante ne ni moom laay wax mooy préoccupation ndaw yi seen cause laay défendre à chaque fois xam naa loolu moo tax tey jii ñu takkal ma. ndomba googu quoi. xam naa loolu la quoi. xëy na peut-être loo mérité la parce que suñ nee tey les jeunes au niveau de la mairie est-ce que mën nga ñu fàttaliku kañ nga nekk conseil municipal fekk nga Umu Xayri. non. donc yow si mandat si cas bii nga nekk conseil municipal. mais quand même si sa trajectoire politique tey jii sama première question nan nga analyser maire bi nga xam ne moo fi jógee. xam bi fi nekk tey lan mooy seen fort wala lan mooy seen faiblesse bu dee mën nga def comparaison entre ñoom ñaar. xam nga lan moo tax dafay xaw a difficile pour nga def comparaison. dafa am dëkk bu ñu nekk dëkk bi aussi mu am loo xam ne moo ŋànk doxal nii collectivité locale yi di doxi tey jii xam nga dina difficile pour que ne da ngay jël comparer le maire bii fi génn ak maire bi nga xam ne moom moo fi nekk tey. xam nga tey boo xoolee ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy premier maire bu Yoff maire de la commune de Yoff parce que bul fàtte ne ñii fi jaar ñëpp que ça soit muy tonton Issa Ndiaye maa ngi koy saluer de passage ak Oumou Khayri Gueye Seck ak Mamadou Diop ñoom ñëpp c'est des maires de commune d'arrondissement alors que Abdoulaye Diouf Sarr maire de la commune de plein exercice la donc Abdoulaye Diouf Sarr maire la boo xamante ne ni moom mooy maire bi njëkk ci histoire Yoff maire de la commune de Yoff donc ñooñu pour man comparaison amul foofu parce que kenn ku ci ne comme ni ñuy waxee état continuité la mairie aussi noonu la mel nit ku ci ne da ngay ñëw def ba fa nga yem rek da ngay ñëw ba fa nga yem keneen ñëw yeggali foofu rek lañ cee dugg. seulement kon tey bu fekkente ne ñoom moom dafa nekk maire bi mu doon tey yii nii dafa mel ni moom moo war a gën a indi ay résultats si ñi fi jaar dafa mel ni moom moo ëpp ay pouvoir moom moo ëpp ay moyens pour def réalisation par rapport ak ñi ko fi jiitu. comme ni nga ko waxee aussi li nga wax lépp bien vrai li nga fi wax yëpp moom moo ëpp mais moo ëpp ay charge tamit parce que charge yu bëri commune à charge la léegi bokkatul ak bu jëkkoon donc foofu nga koy xoole ba pare aussi dama la koy waxaat dama ne la li may wax nii dama bëgg nga déglu ko bu baax dama ne depuis 1996 ci la Yoff nekk commune d'arrondissement ba tey le 2000 ñu ngi ci 2021 Abdoulaye Diouf Sarr est le meilleur maire dans l'histoire communale de Yoff
mooy sa meilleur maire wala. il est le meilleur maire. fan nga teg si De si par- ban baromètre nga ko jugé waaw nga loolu. may déglu ma de par ses réalisations si wàllum gouvernance locale ak loo natta maanaam si luy doxal commune Abdoulaye Diouf Sarr est le meilleur. jox ma exemple ma xool. exemple comme tey da ngay xool Yoff 1993 tey nga évaluer que à nos jours yow yàgg nga si dëkk bi depuis ñaati at yow masoo fekkee luñ inauguré à Yoff inauguration bi nga mujjee fekkee Yoff kañ la dama lay laaj c'est quand. donc waaw xam nga tey jii nii dañuy indi sax débat wu biñ leen di taxé yéen ñu ne ñoom daal li ëpp si li ñuy inauguré li ëpp li ñuy ndamoo seen bilan day nekk loo xamante ne réalisation état la. man xam nga ñoo ñuy wax loolu dama naan dañ xamul lan mooy collectivité locale. xam nga tey bu ñu ne la collectivité locale dafa am ñaari bànqaas yoo xam ne moom moo koy doxal. ñaar yooyu boo si dindi rek collectivité locale bi du dem. benn bi moom moo tudd la coopération décentralisée. beneen bi moom mooy budget propre. ñëpp xam nañ ne budget propre du dara lu dul fonctionnement la man maanaam tey lii nga xam ne mooy doxalinu dëkk bi exemple ay éclairage public paiement de salaire ak yeneen li nga xam ne mooy doxal service yi nga xamante ne ni moom moo nekk ci biir commune bi loolu budget boo koy xool foofu la yem alors que la coopération décentralisée boo ma li woon da ngay jël code nga jël exemple nga jël article 13 boo jëlee article 13 code général des collectivités locales nga jàng ko ba article 19 di nga comprendre li ma lay waxee donc ce qui veut dire les communes il faut jamais gars yi fàtte ne c'est les démembrements de l'État si état la Yoff fait partie de l'État donc kii di que lii maire yi defu ko fi état moo ko fi def kooku man dama naan daa comprendre parce que bu ñuy wax loolu c'est par rapport à peut-être comparé à d'autres maires dafa mel ni yow sa maire du maire Yoff dafa nekk avec le pouvoir moo tax mu am yenn privilège yi di mën a am yenn financement yi par rapport ak yeneen maires yi nga xamante ne. waaw loolu yow yaa xam nga loolu xam nga yow li nga wax ni yow yaa ko gisal sa bopp. xam nga dafa am loo xamante ne ni dama wax léegi lu am solo mooy la coopération décentralisée. xam nga bu ne la coopération décentralisée mooy état dafa teg ay mécanismes yoo xamante ne ni pour mu appuyer les collectivités locales. donc foofu li nga xamante ne moom mooy carnet d'adresse daf ci am solo. carnet d'adresse daf ci am solo mooy carnet d'adresse bi nga xamante ne moom la notre maire am carnet d'adresse bi mooy notre maire a la possibilité fekke fa nga xamante ne nii fa la ñuy waxe mbir yi yor si ay responsabilités aussi ñu ko si féliciter di ko encourager muy man di jëli di ñu indil dafa tàmmoon di wax si discours am ne lii defar Yoff nekkul Yoff dañuy dem jële ko si biti indi ko alors que moom si logique boobu la nekk. mais même bu fekkee logique boobu tamit mais yaa ngi wax inauguration mais liñ fi inauguré est-ce que bari na aussi. gis nga dinaa la ñëwal tuuti en 2014. waaw xam nga en 2014 yow fekk na la fi. waaw gisoo fi dara Yoff amul quai de pêche en 2014 en 2014 Yoff amul stade en 2014 gisoo Yoff ni mu mel tey jii si wàllum infrastructure nga gis mu mel noonu en 2014 Abdoulaye Diouf Sarr bi mu bëggee Yoff dafa ñëwoon jàkkaarloo ak waa Yoff jël loo xamante ne nii mu ngi ko tuddee un programme boobu noonu mu ngi ko jëloon tënk ko si ñeenti axe da ko jëloon teg ko si 4 axes stratégiques mais bu ngeen ma falee lii ak lii la dinaa la wax ñeenti axes yooyu bii si jiitu benn bi dafa ne développer beneen bi mu ne améliorer beneen bi mu ne investir beneen bi mu ne le promouvoir boo duggee si wàllu développer daf ne la les infrastructures et équipements communaux exemple loolu boo ko jëlee tey di ko xayma mais am nga quai de pêche 2014 la ko digoon am na fi tey jii la voirie gis nga pavage yi gars yi di tegaax yooyu gis nga aussi cité Djily Mbaye donc loolu mu ngi fi école publique yi gis nga tey l'école de Kenziro dañ ko def ba mu bees ñoo ko tabax kan moo réfectionné école yi nga xam ne moom moo fi nekk ba pare aussi am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy planifier ñu ngi teg ay programme boo xam ne dañuy def écoles yi ay école d'excellence donc ce qui veut dire Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi sur la bonne voie beneen bi si wàllum comment dire infrastructure boobu noonu tey ñëwal poste de santé yi mais xoolal daf ko réfectionné bu Tongoor dañ ko réfectionné bu Jàmmalaay gis nga actuellement bu Ndenaat yi nekk Genta mu nekk en cours ñu di ko defar
donc ce qui veut dire kooku si wàll woowu amatuñ leen luñ cay wax dañ naan axe 1 bi saa waay liquide nag amélioration nga dem nga dem si deux mu ne la le cadre de vie ak environnement éradiquer l'insécurité environnement gis nga li mu fi def environnement xam nga lii wolof njaay naan lu ne fàng kenn du ko jiix yow gis nga jardin yi ñu fi jàpp aménager lépp defar ko ba mu rafet gis nga ñii ñu recruter plus de 500 agents yoo xamante ne nii dañu nekk 15 équipes tas si périmètre communal bi nekk si grande artères yi di nettoyer ñu di leen fay des yoo fois donc kooku mu ngi si def dara nga dugg si insécurité ñëpp xam nañ ne insécurité tey jii buñ koy wax ñëpp xam nañ ne xeex bii si njëkk mooy éclairage actuellement notre commune est la commune la plus éclairée du département de Dakar te au-delà même de Dakar dama naan du Sénégal Yoff fa ko gën a leer. yow da nga am ay baromètres yoo koy mesurer wala. dama ne Yoff dama ne parce que da nga bokk foofu. moo tax dama ngay ne waxee du question de bokk foofu rek. damay dellu sewaat gis nga lu ne faa nga alpha. kenn du ko jeex. man nekkuma si logique politique politicienne. dama ne man bu ma la waxee dara da ngay génn xool gis ka wala nga ne nii teg ci sa baaraam. même si aussi c'était pour une période bien déterminée ñu ne woon dans 5 ans dinañ ko def léegi gis nañ ne def ngeen fi ñaata at 7 ans boobu ba léegi stade bi pareegul à part peut-être pavage yi nga wax nii mën nañ leen ko concéder ñu ne pavage yi am na éclairage bi am na jardin yi aussi effectivement gis nañ ko même si récemment gis nañ bu pencum Yoff bi ñu ne pare woon na dindiwaat nañ ko ñu ngi koy defaraat bañ di leen si tooñ naan da ngeen di def inauguré dindiwaat defaraat inauguré waat. gis nga alpha parfois gis nga am na wax yoo xam ne man pour man bu ma koy dégg nit di ko wax. dama naan nit ki xam naa dafa amul ambition wala dafa amul lu mu wax. mais alpha yow bu fekkee da nga am la rafet. da nga defar lu rafet gis lu ko gën a rafet. doo defar lu gën a rafet. yow ñaanoo yàlla defar dara am lu ko gën. ah mais est-ce que tamit bi nga koy defar par exemple si projection si projet bi ngay defar par exemple damay jël exemple place Mamadou Diop. waaw bi ñuy defar place Mamadou Diop ñëpp xam nañ ne wala boog ñu si bari si yéen xamoon ngeen ne fii naa ngay at autoroute bi dafay jaar. te du fi jaar day teggee place boobu. est-ce que loolu yéen ñenn ñi ñoo koy wax ñii xamul. gis nga buñ fàtte mukk ni gis nga place Mamadou Diop kañ la fi nekkoon kañ lañ ci inauguré en 2015. gis nga autoroute yii nii. bul fàtte ne si conseil des ministres décentralisé. yii mujj. fa la président jëlee décision yi. donc ce qui veut dire place bi moo jiitu foofu. boo gisee place bii tey ni mu mel alpha si ku amam xel dëkk Sénégal am information xool yi yeneen yëpp mel nga gis bu Yoff bii ni mu mel nga war a xam ne am na leen na lu si am xam nga lan moo tax mu am lu ci am parce que ñun dafa am lu ñu fi defoon gis nga aussi état lu mu intervenir buy intervenir sa périmètre communal du laal dara te toogul ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mairie bi mu waree defar pont bi dafa ñëw toog ak mairie mais maire yi da ko xamal carrément que ni fii dama fi investir bu fekkee nag da nga bëgg laal ko dama bëgg nga investir fi loo xamante ne nii li ma fi defoon plus nga ma fiy defal ban pont nga gis mu am un terrain de basket ban pont nga gis mu am aire de jeu pour les enfants ban pont nga gis mu am place bi daa xasi Dakar mais gis nga il faut qu'on arrête bàyyi caaxaan yi. léegi buñ jógee si pont bi stade bi moom 2016 ngeen ñu ko xaaral rek mu wax la stade bi yéen 2016 ngeen ñu ko diggoon. waaw 2017 ñu fàttali ministre bi joxe woon na fi 2017 joxe woon na fi 2019 ba si 2020 mois de juin normalement dernier date bi ñu joxoon mooy woon mois de juillet passé ñu ngi mois de octobre ba tey jii ne stade bi pare stade bi digguñu leen ko 2016 xam nga Abdoulaye Sarr kañ la leen ko dig bi mu leen kaa dig boobu nekkul maire en 2014 la leen ko dig si axe 1 bi ma lay wax la leen wax ne bés boo leen ma falee maire di ngeen am stade mais ba léegi amaguñu stade waaw léegi da nga may déglu ma ñëw gis nga stade de Yoff dans un premier temps biñ koy njëkk projeté biñ ko waree def fii si stade biñ ko waree defar mais le projet était de 300 millions lan la woon projet bi dañ ne woon dañuy jël defaral ñu benn tribune defaral ñu gazon mu nekk ab stade bu simple à l'époque Oumar Youm mooy woon le ministre des collectivités locales donc ñu wax loolu yàlla mi dërëtewul ñu ne si waa Yoff j'ai bien dit waa Yoff kii di Yoff wax la coutume les jeunes ak ñi ŋànk sport bi ñu toog saytu ko xool ne lii baax na à l'époque ñuy wax entre gazon synthétique wala gazon normal ñii si ëpp wax ne
gazon boo ko defee gazon entretien bi ça pose problème mën nañu indil problème comme lii dal amitié bañ ñu dal ba si yàgg ñu ne synthétique yàlla mi dara teewul nag def tey Omar Youm moomu bi ñu ko fa jëlee rek automatiquement Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre remplacé ko donc Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ko remplacé xër gu mu am ci dëkkaam moo tax mu yokk projet boobu ba mu dem ba 2 milliards donc tey benn tribune boobu mu jël ko def ko beneen tribune bu mag def ko benn stade boo xam ne tey omnisport lay doon stade boobu noonu tey dañ ci bëgg a def li nga xamante ne nii piscine pour ñi nga xam ne ñooy suñuy nageur stade boobu tey dañ ci bëgg a def terrain basket dañ ci bëgg a def foo xamante ne nii piste boo xam ne suñuy dawkat dañ ciy nekk. projet bu ambitieux la donc déglu ma c'est du lourd c'est du lourd. donc tey stade boobu noonu tey bu fekkee dañ la koy defaral ñun ñaanuñu ñu yàlla nga defaral ñu ab stade boo xamante ne nii dañ yàkkamti taf ko yëngal nii defaral ñu stade ñu toog 10 ans après ñu toppaat derrière naan amuñu ab stade wala quelque chose comme ça tey jii stade boobu mën nañ see sant yàlla parce que li ci ëpp si li gënoon a jafase mooy le travail technique tey booy xool le travail technique lépp jeex na assainissement bi wër na yii nga xamante ne ni moo waroon lépp jéem gis nga tey ñu commencé di ko def peinture bi ñu ngi peinture ku nekk yaa ngi xool ñu ngi xool ci dernier réglage incha allahu rabbi te Abdoulaye Diouf Sarr mi nga doon wax si date yi tegu ko woon fenn lu dul si ki nga xamante ne ni ñoom ñoo yor liggéey bi ñoom ñoo ko doon jox see date la. donc fi mu nekk nii mënuñu jàppal mënuñu joxaat beneen date. mais li ma la mën a xamal mooy incha allahu rabbi d'ici balaa ñëw dugg si at ma bees bi. dinañ ñu livrer suñu. dañ ñu waxoon ne fa la ñuy nawetaane 2019 2020 ba 2021. yàlla baax na xam nga loolu yëpp yéene la. yéene la xam nga looy xool Alpha. gis nga parfois ak ni dangay xalaat. Alpha terrain bi ñaati at la fi am. ñaati at la fi am. Mamadou Diop bi mu ñëwee daa jéem ba sonn. yàlla deful mu àntu si moom. ku ñëw jéem nga si. yàlla deful mu àntu. yàlla def tey mu àntoo si Abdoulaye Diouf Sarr xam nga lan la ñoo ñaan. dañoo ñaan yàlla na pare si jàmm ak salaam. waaw baax na balaa ñuy ñëwaat si deuxième partie bi ñu dem régie 30 secondes ñëwaat. kenn seetaanuma ci bés di leen ñaanal nag yàlla may leen gudd fan ak wér yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam a kanam a kanam bañ fekkee lépp. bu ko defee kon bu ñuy jógee régie bi tuuti ñu dellu siwaat ak suñu gan monsieur le maire Libasse Sow le maire de la jeunesse wala le maire des jeunes selon nuñ ko déggee monsieur le maire bi ñuy tàggoo yaa ngi doon développé si réalisation yi man am naa benn inquiétude tey si situation actuelle ñu jëm élection locale léegi nan nga ma mën a expliquer comment se fait-il ak réalisation yi nga wax fi yéen ngeen def ko ba pare ñu xëy jëm élection locale nga gis Yoff gépp màbba ne ay candidats lañ pour remplacer kii fi ne est-ce que ñoom jàpp ñu ne niveau bi dafa xaw a baax ba ñu jàpp ne ñoom mën nañ def lu ko ëpp moo tax tey jii candidature yu bari te candidat yu bari sax am na si ñoo xamante ne nii si yéen lañ bokkoon maanaam dañ nekkoon ak yéen di liggéey ñu xëy ne ñoom ay candidats lañ ndax jàpp ñu ne li ngeen fi jot a def dafa néew ba nga xam ne ñoom mën nañ lu ëpp loolu moo tax. waaw jërëjëf monsieur Alpha Dione ci question bi vraiment laaj nga question boo xamante ne question bu pertinent bu am pertinence la
lan moo tax yow xalaatoo le contraire lan moo tax xalaatoo le contraire lan moo tax xalaatoo ne Abdoulaye Diouf Sarr tey jii nii wane na njariñal lan mooy mairie ak fruits yi si nekk ba tax ñëpp bëgg ko pourquoi xalaate woon noonu non parce que dama jàpp ne par exemple su nekkee maire nekk ministre am ay fonctions yu bëri xalaat naa ne est-ce que su defoon ni mu ko war a defee wala mu réaliser li mu war a réaliser su ne bëggaat naa Yoff gi pour ñu daw ànd si ginnaaw. non man gëwul loolu juróom Abdoulaye Diouf Sarr dama ne lii mu def en tant que maire gis nga à chaque fois dafa am lu ma tàmm di wax te dama ko gëm gis nga Abdoulaye Diouf Sarr ñii nekk ay candidats ñëpp c'est bien beau loolu tam aussi dañ ciy sant yàlla day montrer aussi li nga xam ne moom mooy charme démocratie daf si baax ku nekk bëgg mais aussi itam ñooñu nga ne ñëpp a bëgg candidat yu bari man mënaguma la jox mënaguma taxaw si ñooñu ne diw mooy candidat xam nga lan moo fi am ay candidat à la candidature kenn taxawaguñu conseil constitutionnel taxaw ne diw ak diw mooy candidat da ngay jékki-jékki rek defar sa benn affiche ne je suis candidat à la mairie donc ñooñu nekkaguñu ay candidat donc bari na ay stratégie yu si am donc nañ xaar wala sinon boo bëggee nga jëlaat ma bés bu ñu ne diw ak diw moo officiel laa boo ñëwee tu me poses la question je te réponds mais si li ma la mën a wax mooy Abdoulaye Diouf Sarr encore une fois tey jii nii bu fekkee comme par exemple Yoff tey seenam xel dafa dem ci mairie ñoom ñëpp ku nekk xam lan mooy mairie ak njariñ ya ca nekk Abdoulaye Diouf Sarr moo ko génnee waaw parce que moom moo juqatil nit ñi li nga xamante ne ni mooy njariñal mairie tey ba nit ñi xam ne mairie am na fi. mais mën naa accepter sa raisonnement. mais aussi accepter raisonnement kii nga xamante ne dafa gis ne. su defoon li mu waroon def nit ñi tey dañuy ñëw rek laa ko si ginnaaw. léegi xam nga tey dafa neex Alpha dafa neex nga toog si tuus bi. nga ne kii li mu waroon def ëpp na lii. mais yow moomu ne kii li mu waroon def ëpp na lii lan nga proposé. li mu proposé mooy stade yi pare dans les délais par exemple. non déedéet kii ne. Abdoulaye Diouf Sarr waroon naa def lu ëpp lii moom lan la proposé ndax Abdoulaye Diouf Sarr bu fi jógoon tey jii jox ko. ndax moom dina mën a def toxat lii fi nekk. est-ce que ñoom amuñu ay programme aussi. non dama ne saa waay Alpha dëkk bii dama ne la Abdoulaye Diouf Sarr c'est un ministre de la République. gis nga Sénégal fii 40 et quelques personnes yi di toog fii ñëw décider dëkk bi Abdoulaye Diouf Sarr foofu laa toog gis nga dafa am yoo xamante ne nii bu mu la yomb ñun lébu dañ aadawoo gis nga xamuñu lu ñu yomb parfois nii en général dañ man trop naan bu ma yëgoon dañ ko man bu ma yëgoon dañ ko tànn Abdoulaye Diouf Sarr c'est une chance pour nous nañ ko exploiter gis nga man bu ma doon wax ñi nga xam ne danaa ay candidat lañ lan moo leen intéressé du développement Yoff man bu fekkoon man maay xam nga lan laa wax ñoom ñooñu ñëpp kenn na ku si ne am na des jeunes vraiment foofu dama fay taxaw dama si kontaan xam nga la moo tax dama si kontaan jeunes yooyu dañ am mérite parce que tam bu ñu demee ba Yoff tey ay jeunes jóg am ay ambition pour devenir quelqu'un dans ce pays loolu vraiment c'est à saluer loolu moom lu rafet la mu leen di encourager wax leen nag ne aussi gis nga man Mamadou Diop dafa am lu ma jàngal daf ne ma pour être général en armée pour être général en politique mu ne dafa am ñaari yoon mu ne dafa am yoon boo xam ne da ngay ramper wala mu ne bu la neexee nga brûler ay étapes mais man je choisirais brûler ay lële ramper parce que une fois nga brûler ay étapes boo yéegee ba au sommet da ngay oyof tol da ngay neex a bëmëx mun la bëmëxee rek da ngay daan ndax doo am bagage intellectuel bu tey waaw alors bu fekkee da nga ramper quel que soit lëndëm da nga fay res parce que da nga carboté mais ñaari mbir yéen waaw yéen dañ leen di accuser mais ñu bëri si ñuy ramper si yéen da ngeen leen tegal ay dëgg sarax de comme ñan du ma wax tur de waaye dégg naa loolu kan moo doon ramper bëri na yow ñan nga wax gis nga bu fekkee da nga ñi bokk si yéen laa candidat yi bokk si loolu tam aussi loolu ak sant yàlla la dañuy féliciter le maire parce que bu ñu demee nga jël ay xale ñoo xamante ne ni tey jii kenn xamu leen woon kenn xamu leen yow tey jii boo si xamee kenn bay yox jor sa micro di wax Abdoulaye Diouf Sarr tax donc bu ñu demee ba Abdoulaye Diouf Sarr tax ba génn ab produit ba ñoo ñuy laaj ambitieux ba bëgg place bi mu bëgg loolu dañ ko siy féliciter. xam nga loolu continue de la vie la Abdoulaye Diouf Sarr tey jii su ko Sénégal xamee su ko Yoff amee c'est parce que y a eu des gens yoo xamante ne ñoo dajale seen doole jox ko pour moom mu nekk li mu nekk tey. non Abdoulaye Diouf Sarr uyu ma da nga naan Abdoulaye Diouf Sarr bi mu tolloo ñoom fi mu toll. à leur âge. jël na am na ay responsabilités. am na ay responsabilités. ñoom aussi am nañ ay responsabilités. mais Abdoulaye Diouf Sarr peut-être responsabilité moo toll mais ñoom aussi am nañ responsabilité faut pas oublier que ne gis nga Alpha. mairie ak collectivité locale du caaxaan. collectivité locale. da nga leen xeeb seen xam-xam.
xeebuma leen xam nga lan la dama leen di invité à ce que ñu gën a ramp. léegi yow si ñi ngay invité bu ma bàyyee ñi bokk ak yow ñi nekk si opposition bi nga xam leen est-ce que am na si ñoo xam ne xalaat nga ne ñii nii ndax bu dee comme yaa ngi nekk candidat moom xam naa bii loolu leen bëgg a jox mais est-ce que gis nga si ñoo xam ne xalaat nga ne ñii ay avenir lañ pour Yoff ñu war a mën a. wane bare na si. comme kan bare na si boo jëlee Seydina Issa Laye mais il est jeune. Birane il est jeune. keneen ak keneen il est jeune am na ñeneen ñuy wax ay jeunes lañ. mais ñooñu dañu am avenir politique devant eux. ñu am avenir politique. mais li ma leen di jox. comme conseil mooy nañ def ndànk. donc da nga jàpp ne ñoom tollooguñu fuñ mën a téye borom karaw bu ñuul ñàkkul dara. kon tollooguñu en résumé tollooguñu fuñ mën a téye. non question de toll. xam nga tey yàlla moom moo dogal kii fi ne. gis nga fii amul kenn ku bañ kenn. ak mbañeel mënu fee am. nous sommes tous des Yoffois. kenn ku si nekk yéene nga am. gis nga pour man sax nga ne am maire defoo fi dara pour man ñàkk orma la. parce que gis nga nit bu bàyyee léppam ñëpp tëdd seen kër yow nga jóg ne soxlay dëkk bi nga bëgg a defar kooku rek déjà am na yéene pour defar yow. donc ñooñu dañ leen di jaajëfal mais nag yàlla dafa def dañ am un maire boo xamante ne nii il est le meilleur maire du Sénégal. mooy le meilleur maire du Sénégal du Sénégal loolu amul sa kon sondage yi ñu doon déggee fan yii passé. waaw yenn sondage am maire kenn du ko déglu ma Alpha gis nga ab maire bu ko jot sondage ko. am maire dafa am ay kuréel yoo xam ne ñoo. yéen moyenne 7 lii ngeen am. 7,15 sur 10. Alpha yow intellectuel. 60 non 71,5% ngeen am sur les 100. Alpha yow intellectuel. mais loolu mooy résultat yi nga xam ne moo génn. Alpha yéen a ko publié sax ngeen ne am ngeen 71,5%. Alpha te 71,5 mooy moyenne 7,5 sur 10. damay bañ nga bokk si. damay bañ nga bokk si ñii di dem mëriirandu. déedéet éléments yi ñu joxe ni mooy. yi nga xamante ne mooy élément sondage bi ngay wax noonu. ab mairie. non bàyyi naa sondage. non ab mairie selon seen publication yi yéen. wala ñenn ñu bokk si yéen. déglu da nga may déglu ma wax bul ma wax ñi bokk si yéen. dama ne gis nga am mairie. kenn du ko sondage. dañ toll si acte 3 de la décentralisation. mu am loo xamante ne mu ngi tudd la compétitivité des territoires. des terroirs. donc ce qui veut dire affaire bi ab collectivité locale kenn du ko xool naan si ay bët wala nangam dafa am nuñ koy juger bu ñuy juger ab collectivité locale dañuy xool maanaam si la bonne gouvernance xool ko ci ay réalisation xool ko si avancement noonu la ñuy évaluer ab collectivité locale. mais bu ñu koy évaluer tey bu ñu koy évaluer boo duggee si évaluation li ma lay mujjee wax rapport yi mujjee génn Cour des comptes mais si Dakar mais 5 communes yi gën a transparent si Sénégal Yoff si la bokk. waaw alors que tey da ngay indi benn sondage boo xamante ne ni am na ay maires yoo xam ne dañ leen épinglé. of nag rapport yi mujj da leen épinglé. léegi kooku nag nga ko mën a positionné. il faut qu'on arrête. léegi boo doon noté maire bi sur 10 tey ñaata nga koy jox. 20 sur 20. 20 sur 20. waaw donc yow tu penses que lépp impact instant bi. alhamdulilah rabbil alamin te incha allah nii ñu leen ko diggee woon Abdoulaye Diouf Sarr ni mu leen ko diggee woon en 2014. di def Yoff la capitale écologique du Sénégal. ci yoon woowu lañ jëm. mais bu fekkoon ne mandat bi. durée bi bu ñu ko déggoon arrêté nañ foofu kon xam naa ne. non dama ne la parce que ñun pareegul Alpha dañoo commencé. gis nga Abdoulaye Diouf Sarr li mu yor 7 ans ngeen di commencé. Alpha dama ne la li ñu yor si projet. moo ëpp fuuf ñun perspective li ñu ci yor. moo ëpp fuuf lii fi jot a am. monsieur le maire nan nga gisee tey coalition opposition yi yeewi askan wi au niveau local nan nga étudier seen dispositif. wala seen force ndax ñoom tiital nañ la wala tiital nañ la. seen force tiital pour la tiit pourquoi. parce que foofu yaa pur. waaw ñëpp xam nañ ne am nañ doole. waaw yaa taxawu Dakar. waaw ñëpp jàpp nañ ne am nañ doole. waaw Pastef aussi. loo leen contre wala loo leen bañ nangu nga ne am nañ doole boo boolee ñetti parti yooyu. fii si Yoff. bu dee yeesal bu Birane Mbengue. fekk seen lañ est-ce que doole jooju amul benn inquiétude moo def si yéen. Alpha yow Yoff nga dëkk. parti yi ngay wax ni yaakaar naa bu ma juumul existé na depuis 2012 2012 ba léegi ñu ngi fi 2012 ba léegi nii élection yi fi jaar yëpp président de la république moo ko fan la parti yooyu noonu. mais am na différence entre temps. lan mooy différence. différence bi mooy am na jeunes yoo xam ne bii di ñëw di lañ voté nit ñi aussi ñooñu nee nañ ak parti yooyu gën nañ am benn maturité bi changer seen discours am approche parce que xam nga boo fàttalee ko 2012. boo defee lecture bu ndaw. da nga doon gis opposition bu bëri seen discours la woon Abdoulaye Diouf Sarr du fi def dara ñoom au lieu que ñu indi programme dañ doon
focaliser wu si seen adversaire. waaw léegi Alpha yow yaa ngi dugal fi mu ne nii yow leeral nga wax. yow Abdoulaye Diouf Sarr ndigam 2014 Abdoulaye Diouf Sarr 2014 lan la fi def exemple bu ndaw rek laa laaj. 2014 lan la fi def à part nekk kudd di dimbalante di déwén mais Abdoulaye Diouf Sarr en tant que maire li mu def si Yoff am maire ma su kaa def si Yoff kon ak nit li ko yomboon 2014. mais loolu c'est normal parce que déjà mënoo ko comparer yow dès le début wax nga ne mënoo ko comparer ak maire yooyu. dama ne la Abdoulaye Diouf Sarr xam nga yow gis naa si sa ay question nga ne Abdoulaye Diouf Sarr la mooy avantage waaw mais Alpha loolu jaruñu di nga di ma ko laaj. Abdoulaye Diouf Sarr avantage su ma la mooy avantage. Abdoulaye Diouf Sarr la mooy différence am ak candidat yi fi nekk. dafa yemul. Abdoulaye Diouf Sarr gis nga maire taamu nañ si am njàng. Abdoulaye Diouf Sarr am na njàng. gis nga lii ñëpp ni nawe doomu aadama tam mooy ab yar ay teggin Abdoulaye Diouf Sarr am na ab yar am na ay teggin Sénégal ñëpp a kanam beneen bi Abdoulaye Diouf Sarr tey am na njàng mais c'est un ministre de la République ah boo jógee foofu Abdoulaye Diouf Sarr xoolal fi mu jaar tey Abdoulaye Diouf Sarr mënoo génn juróomi nit ci Sénégal te tuddoo ko nan waxante dëgg. mais loolu doo la jëj yëpp tey jàppal ne base bi mu am fii ñoo daje mu la sax. mais xam nga tey base bi dama ne base bi ak nit dajale nañ. parce que am na ñu ko gën a jàngatee te newuñu foofu uyuma ay nit dama ne ay nit jël nañ seen doom yóbbu leen au sommet te tey jii tolluñu fi Abdoulaye Diouf Sarr toll. Abdoulaye Diouf Sarr da nga jël parcours am nga xool son parcours bu clean rare ngay gis un ministre de la République def at yi mu def si dans un gouvernement te déggoo ñu taxal la si nangam ak nangam ak nangam dama ne Abdoulaye Diouf Sarr bu ñu demee ba taxaw si Afrique tey jii di ko jox prix PADEF meilleur manager de l' Afrique tey jii Abdoulaye Diouf Sarr xam nga lan la ñuy wax mooy le meilleur ministre de la santé dans l'histoire du Sénégal. waaw si histoire ab Sénégal lii mu réalisé si domaine santé benn ministre ma su ko réussir alors que Abdoulaye Diouf Sarr bi mu fay dem dañ doon wax kii du nekkul si santé bi tey jii réussir na loolu. Abdoulaye Diouf Sarr tey si monde entier. gisoo ministère de la santé yëpp yi si monde bi ak par rapport mbas mi fi am amul benn ministre bu résister temps bi Abdoulaye Diouf Sarr duré ministre yi yëpp ñii wàcce na ñii démissionné moom mu taxaw ak endurance ñafe loolu tey jii kooku ab fierté la pour yow kooku mënoo kaa tëkkaale ak ñeen na ñoo xamante ne franchement parler bëgguma si sax sori Abdoulaye Diouf Sarr yemul ak ñoom. coalition moom dekkal Yoff. dekkal Yoff moom déclaré nañ seen candidature boobu moom leer na. man xam nga lan laa la mën a wax si coalition boobu. man coalition bi tur bi man moo ma jaaxal dekkal Yoff. lan moo fi dee bañ kaa dekki. te man xam nga lu ma jaaxal xam nga booy dekkal est-ce que ça veut dire que dafa dee. non xam nga coalition boobu man xam nga la moo ma jaaxal bii Yoff. dekkil ak dekkal dékkal li ma la dama ne bii Yoff amul dara. Yoff bi mu amulee dara. maanaam benn projet bu mag amu fi woon. ñoom ñooñu noonu. tudduñu woon dekkal Yoff de aar Yoff lañ tuddoon. waa léegi bii Yoff émergé ñoom ñu bëgg a tudd dekkal Yoff. parce que jàpp nañ ni am na ay points yu bëri yoo xamante ne ñoom war nañ ko mën a. ba pare si biir coalition boobu nga baal ma tuuti commencé si biir coalition boobu. daf si am ay membres yoo xam ne. mais ñoom falu woon nañ. joxoon nañ leen. ñun joxoon nañ leen dëkk bi commune bi. ñu nekk ay falu nañ nekk ay adjoint yor responsabilité lan lañ fi def. bon yow de lan la mën a fale yow déglu ma 5 ans. defoo fi dara. nga delluwaat wiiriwaat duggaat ci beneen coalition naan kaay leen joxaat ma. ñoo xam ne dañu ne woon ay maire. wala waaw ñoo nekkoon ay am na si ab candidat si ñoom ñooñu si 5 yi ko composé. am na si koo xam ne ab adjoint la woon ci maire bi. ñoom yor nañ pendant 5 ans ab carotte gu ñu ko si yow. mais ñooñu noonu nekkuñu ay maire ay adjoint au maire lañ nekkoon. te yow xam nga ne programme bi. dama ne Alpha yëpp si maire bi lay dépendre en tout cas au niveau local. tey jii exemple la jox mooy yow mii tey jii nii Yoff gi lu ñu fi réalisé lu si ëpp mooy. ki nga xamante ne moo jiite moom mooy indi projet boobu noonu. ki nga xam ne donc mooy le maire le continent rien compris. ça ne fonctionne pas comme ça. aywa kon expliqué ni muy fonctionné. xam nga bu ñu la waxee collectivité locale. collectivité locale boo gis si àdduna dafa am ñaari organe moo ko ëmb. ñaari organe yi benn bi mu ngi tudd organe délibérant. bii si topp mooy l' organe exécutif. l' organe exécutif mooy le maire. l' organe délibérant mooy le maire. mais organe délibérant mooy le conseil municipal donc le conseil municipal moom moo jël le maire def ko organe exécutif maanaam jox ko pouvoir loolu moo waral parfois ñu lay wax le maire une fois mu dugg ci salle de délibération le conseil municipal moom mooy patron ab maire mënula réussir dara sans l'appui du conseil municipal conseil municipal
wala débat yi di amee conseil municipal moom mooy délibérer l'ensemble li nga xam ne moom yow en tant que conseil municipal ndax yow mën nga ma assurer fii wala nga wax ma benn projet boo xamante ne benn programme le maire indi na ko teg ko si conseil municipal bi conseil bi rejeté ko. parce que dafa baax pour yow. waaw moo tax kay ma ne la kon kay li fi ëpp si li nga xamante ne moom lay doxal le maire moo koy indi donc ñi nga xam ne ay adjoint lañu woon mënuñu leen juger ba naan bi di ñëw leen fal. kay ils sont compteurs du bilan. ils sont comptables waaw loolu moom d'accord na encore une fois gis nga maire buy échoué amul. un conseil municipal moom mooy échoué. am maire du échoué. conseil municipal mooy échoué. donc dama ne la encore une fois. yow mën nga nekk un élu local défendre Yoff défendre les intérêts de Yoff lii fi amul am fi nga xeex ko ci biir ba mu am fi mais mënoo nekk ci biir défendre intérêt Yoff nekk ci li la neex Yoff ñàkk lu bari ah tey jii nga dellu sewaat naan ñoon fal leen. kon yow dekkal Yoff boobu ñoom moom boole woo leen ñoo xam ne mën nañ diriger suuf. lan moo tax ma ne non man fii Abdoulaye Diouf Sarr mooy diriger Alpha. kon yow à 100% da nga jàpp ne élection yi di ñëw. non pas à 100% mais dama am yaxin gu wér que ni ñii fi nekk nii ils ne font pas le poids devant Abdoulaye Diouf Sarr te Yoffuwaay xam nañ xàmmee dofuñu bay jël Abdoulaye Diouf Sarr diggante kaaleex ñenn nañu quand même. ñu dem def benn page de pub après ñu ñëw éggale à suñu gan. ñu dellu see suñu plateau di remercier réseau bi di fàttali suñu internet ne yéen a ngi suivre seen émission ça fait débat fii si Vision Plus ñu ànd tey ak suñu invité Limamoulaye Thiaw ñu gën ko xam ci Libaas di conseiller municipal. monsieur le maire ñu dugg si suñu dernière partie man naa ko waxee noonu bëggoon aussi tey jii si emploi des jeunes am ngeen lu ngeen si réaliser ñuy wax ne yéen a ngi am plus de 500 emplois. emploi yooyu ay contractuel lañ wala ay embauchement la. waaw merci Alpha Dione maa ngi lay remercier ci question bu pertinent bi nga posé xam nga tout à l'heure dama la doon wax ci 4 axes yoo xamante ne ni Abdoulaye Diouf Sarr diggoon na ko population bu Yoff 4e axe bi boo jëlee 4e axe bi mu def comment dirais-je investir la def dans l'action sociale dans l'éducation la santé sur l'emploi des jeunes donc day indi li nga xamante ne ni moom la waxoon en 2014 juste rek pour wan la ne gis nga Alpha njombar loo ko bañ nangul ne daa gaaw Abdoulaye Diouf Sarr visionnaire gis nga tey bu ñuy wax emploi des jeunes yow yaa wax tout à l'heure nga ne plus de 500 agents gis nga sur ces agents là dafa am solo parfois ñu koy xamal nit ñi boo génnee en dehors de 500 agents yooyu pas plus tard que 4 mois d'avril Abdoulaye Diouf Sarr def na ay arrêté embauché na plus de 60 waa Yoff en tant que maire 60 embauchements ci wàllum état civil ci aménagement urbain ak ci administration locale bi donc nga xam ne kooku def na ci li nga xam ne mooy emploi des jeunes beneen bi yeneen yi am na ay agents contractuels li ma la wax tout à l'heure environnement ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ne dañ leen embauché mais am na ci ñoo xamante ne aussi c'est des contractuels donc tey jii dama ne en dehors la ville de Dakar actuellement la commune de Yoff mooy commune bi ëpp lu muy employé. xanaa léegi yow xanaa monsieur le maire kii commune moom amul prérogative def ay financement def ay permettre les jeunes par exemple ñu réaliser seen projet au lieu ngay jël nit ñi comme ay def leen ay contractuels mu mel ni su ngeen fa jegewoo ñoom dañuy dem est-ce que commune amul possibilité les jeunes là ñu jàppale leen financer leen ba nga xamante ne. dañu ko seen projet bopp. dama bëgg wax lebal financé gis nga Alpha parfois gis nga am xel njariñam xalaat la yow nee nañ la ab commune recette la ak fonctionnement xaalisu commune bi ngaa dégg ñu naan budget 2 milliards budget du xaalis bu tegu
ay prévision ay prévision te budget investissement ak comment dirais-je dañ naan laan investissement fonctionnement léegi tey jii yow li nga war a fonctionner est-ce que yenu na maanaam ñu ne da nga ko leble. léegi est-ce que maire bi moom comme yaa fi wax ne am na carnet d'adresse boo xamante ne. waa kay yow kon ni nga formuler sa question. da nga ko war a reformuler waat. da nga naan Abdoulaye Diouf Sarr en tant que maire wala à travers la coopération décentralisée mu def utiliser ay relations def de telle sorte que dinañ mën a am ay financement pour mu dimbali ñenn ñi te loolu noonu am na pas plus tard que yàggul yow gis nga waa DER bi ñu fi ñëwee. non les financement DER yi moom taxu ko kii. bu dee ay 50 000 la ay. non pas 25 000 francs 50 000 départ la. loolu da ngay départ ci 50 000 boo demee 50 000 te ñi koy defal 50 000 noonu arrangé na leen parce que boo xoolee mu ngi logé ci quai de pêche. arrangé na leen mais mën na indi problème parce que boo demee 50 000 mënoo si def benn activité. xam nga kay am na ñu si def activité yor ci seen kër yor ci seen njaboot. mais am na si ñoo xam ne mais 50 000 bañ ko lebee si ngoon gi la jeex de. ñu am dama ne am na si ñoo xam ne dañoo ñëw wàcc géej leb 50 000 wàcc géej. jënd seen ay jën balaa ngoon ñu am plus que loolu fay dem ñibbi. comme ni mu amee ñoo xamante ne jour bi ñu lebee 50 000 yi noonu la duggee sa ñoom parce que je veux dire que par là que financer nit 50 000 francs. Alpha gis nga Alpha nit da ngay xam li nga bëgg. gis nga bu fekkee da nga ne da ngay liggéey nga dugg si ay financement d'abord da ngay xam li nga bëgg gis nga li ñuy wax le développement personnel dafa am solo sama bopp ma la gënal du bañ naa gis nga boo naan nit dimbali ma day fekk yow sa bopp nga njëkk a taxaw ko dimbali sa bopp xam li nga bëgg xam fan nga jëm xam lan mooy sa ambition. mais yow si sa programme wala si say prérogative de formation. ñi nga xam ne da ngeen di leen financer est-ce que warul leen woon former. Alpha rappelle-toi boo fàttali ko defe naa c'était en 2015 comme 2016. Abdoulaye Diouf Sarr defoon na fi ay financement jëloon na plus de 50 millions logé ko fi nga xam ne moom mooy fële. mu tuddee PAMECAS. Mexique waaw. avec la Mexique. financement yooyu. après ñu ne seeni militant ngeen ko doon jox. non loolu ay wax la rek gis nga gars yi dañu tànn militant. xam nga balaa nga naan militant man wax boobu noonu. ça m'a fait mal. mais militant boobu du bu waa Yoff du bu Yoff dëkkul Yoff ki ko gën a yee si Yoff. loolu moo si. mais quand même bu fekkente ne nit ñi dañ sentir ne ku bokkul si yéen du ngeen ko financer aussi. non loolu ay caaxaan la xam nga la moo tax ay caaxaan la. yaa ngi woon léegi si l'emploi des jeunes. Abdoulaye Diouf Sarr en tant que ministre de la santé. actuellement ñu ngi si 51 yoo xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo leen embauché. si wàllum santé. ñooñu noonu mënoo see wàññi 10 militants yi Abdoulaye Diouf Sarr. waaw pour dire la ne loolu ay caaxaan la. ak comme par exemple wax. bari na si ay activistes yoo xamante ne ñoo xam ne opposants lañ ne woon ñu recruter leen pour ñu changer de veste. fonction publique non. non pas fonction publique au niveau de la. non c'est que bàyyi leen ay activistes ay Yoffois lañ. non yéen lañ tuddee ay activistes. xam nga ñun leen ministre bi sama moo xam nga le ministre lan la xam xam nga le ministre lan la xam. kii ndax Yoff la dëkk ab Yoffois la ndax war naa kaa mën a jàppale mu jël ko teg ko si place. mais nit ki ak seen nit ku ne fii yow yaa moom sa ay choix nous sommes en démocratie où que chacun est libre de ses choix bu la neexee nga far fii bu la neexee nga far fële mais ñun li ñu war a def en tant que commune ak warloo ko ak population ñun dañ koy def lii si des nag yow la rek yaa ko xam. léegi ñu dugg si les jeunes. tey jii nii monsieur le maire gis nañ ne jeunes yu bëri franchement seetlu nañ seen engagement si politique jeunes yu bëri dañu xëy rek. mel na ñu xattal ci politique bi ñu engagé wu si ne am ci ak détermination les jeunes là lan moo war a nekk seen rôle wala yow ban place lañ leen war a teg au niveau des partis. mais Alpha loolu da ngay sant yàlla. loolu bu amee si dëkk nga war a sant yàlla xam nga la nga war a kontaan si loolu jeunes yooyu noonu loolu noonu da nga koy capitaliser mais aussi taamu nañ ci jeune aussi bëgguñu ab jeune nga jóg rek di tañax ab jeune tam boo jógee da ngay dem si la formation d'abord boo demee formation nga utab xam-xam. pour devenir quelqu'un parce que tam ñii fi nekk du ñoom dañuy éternel dañuy jóg ëllëg xajal xale yi donc xale yooyu noonu mooy ressource humaine boobu loolu da nga ko war a capitaliser fexe ba xale yooyu noonu am taxawaay bu wóor pour que ëllëgi Yoff ñu mën a taxaw li nga xamante ne moom mooy Yoff comme ni ko wolof Njaay di waxe Abdoulaye Diouf Sarr tàmmkat nee ne mujjee poussé mu réer musiba la gis nga mag ñi dañ fekk ak Yoff dañ ko téye di ko sàmm di ko sang di ko ragga ba tey Abdoulaye Diouf Sarr fekk ko fi Yoff googu nag buy mujjee si loxoy Abdoulaye Diouf Sarr jeunesse bii war a ñëw dafa war a fekk Yoff goo xamante ne Yoff gu mucc ayib la jeunes yooyu noonu tam jël ko
fekk ka ci ay loxo yu wóor jël ko yóbbuwaat ko feneen noonu la àddina di doxee. léegi nag parti yu bëri surtout parti yu mag yi dañ doon am école parti lañ daan am sax di former seeni jeunes mais yéen ñii est-ce que yow si à votre niveau yéen a ngi si loolu. APR am na école du parti. au niveau local est-ce que seeni jeunes yi déjà seen. non jeunes yi sax moom du 35 ans la wala yéen seen parti bi c'est 40 ans. gis nga jeune. parce que ñi may gis ñu ne ay jeunes si yéen ñi may gis ñu bëri na say jeunes si yéen ñi ay 40 ans ay 42 ans 43 ans ñoo xam ne ñenn ñi sax samay morom lañ. gis nga ñooy nekk si instant jeunes yi gis nga Alpha. la jeunesse si bopp la existé dans la tête li nga fi wax léegi nii ab compte la jeunesse existe que dans l'esprit on peut être à part am esprit jeune xam nga la moo ëpp solo at yi nga am amul solo noonu trop xam nga la moo am solo est-ce que yow liñ la dénk mën nga kaa doxal wala est-ce que yow li nga yor yaa ngi siy jariñ yeneen xale yi loolu moom moo ëpp solo. mais dafa Sénégal li ngay wax noonu ay 35 ans nangam ñu naan jeune loolu c'est des conventions yoo xamante ne ni parti yi ñoom ñoo ko teg ba pare aussi boo duggee si comme par exemple dans le cadre de notre parti ici à Yoff ñu ne la Babacar Mbengue moo jiite Babacar Mbengue tey ñun suñu parti dafa am koo xamante ne yow xam nga ne ab parti politique bu mu mën a doon xam nga ne ab renouvellement parti xam nga ne si kaw lay départ si kaw Macky Sall moo naan nangam je renouvelle sama parti nangam ak nangam samay instance tey jii bu ñu doon renouvellement yooyu buñ ci demoon mais Macky Sall moo kaa wax du Abdoulaye Diouf Sarr moo naan instant yi suñ doon def renouvellement est-ce que ñooñu am plus de 35 ans du ñu génn bàyyi xam nga ñooñu yor noonu tey connaissant ki nga xam ne moom moo yor tey jii am na ay jeunes filles yu engagé yoo xamante ne ni tamit gis nga booy joxe dara damay dellu si cadre mujjee si puso mu réer buñ la dénkee dara nga liggéey si loo xamante ne ni Sénégal Yoff ñëpp gis nañ ni nga ci def ñëpp dañ la si amel njukkal doo dox fen ñu naan cim boo koy joxe dañ koy teg si loxo yu wóor a wóor. kon amaguleen koo xamante ne question de amaguleen dañ yeggagul foofu. dañu fay yeggaguñ foofu. mais am ngeen ay jeunes yoo xamante mën nañ te. non bien sûr bien sûr pourquoi ñuy wax loolu yow ñun. il y a ay jeunes yu jàmbaar ñoo fi ne nous avons des jeunes ci parti bi ay boy yu taxaw yoo xamante ne nii dans l'avenir il suffit ñu xaw a teg leen ci yoon rek. léegi ces jeunes là balaa ñu dem formation ñoom léegi yow man nga ma leen tojal ñoom ba noonu tey monsieur le maire tey nga tojal ma les jeunes là. tojal comme lan nga expliquer ma leen tey compétences yi nga xam moom lañ transféré à la mairie nga expliquer ma jeunes yooyu noonu ak ñun ñi lay seetaan ñu xam fan la prérogative bu mairie commencé ak fan la yem sur les compétences transférées par exemple. compétences transférées. yu mairie. yow loolu nga laaj. compétences transférées. pour jeunes yi nga xamante ne ñu ngi lay seetaan te war a xam. parce que tey jii xam nga la moo tax ma indi question bi. parce que bëri na loo xam ne dañ naan diw defu fi dara parce que ndox yi ñu ngi balla APEXI. sans pour comprendre par exemple xam nga balaa moment neex tey. nga ne ma. problème temps. ñu ngi siy attaqué mairie. assainissement par exemple. assainissement. xam nga tey ñu si bëri dañ naan da ngay gis ñu ne la lan assainissement ak habitat boo xoolee si transfert wala nga xool suñu budget projet de budget nga gis ñu ne assainissement 7 millions nit ñi dañ xamul ça ne veut pas dire que assainissement en tant que tel lan lay wax mais curage des caniveaux lan la bokkul si assainissement mais noo koy tuddee boo koy bindee assainissement nga ko mën a tuddee curage des caniveaux fa la mairie yam mais ndox quant à les eaux usées dafa am ab direction nationale moo tudd ONAS googu noonu ab direction la boo xamante ne moo yor ndoxam Sénégal c'est pas la mairie bu fekkoon compétence transférée la au niveau de la mairie da ngay gis ab direction ci biir mairie bi parce que mairie dafa war am ay direction boo xamante ne ni moom moo gérer assainissement doo ko gis mairie direction aménagement du territoire. kon assainissement Yoff tey jii difficulté yi mu am la mairie li mu si man mooy en tant que tel mairie moom moo ilif dëkk bi li mu ci man mooy bu ko gisee mu alerter autorité compétente wax ne sama dëkk naa nga wax naa nga waaw on a tamit ñoom alerte nañ leen ay yoon si fii fël la ndëngaañ APEXI ni mu doon balle yoonu ko seen laay bi mais rien que des promesses. xam nga tey gis nga mairie lu mu ñàkk a nekk compétence am dafa am loo xam ne tam aussi
yoon may nag ko ba tey damay ñëw si coopération décentralisée xam nga bii passé fii nii nekk àllaay bii passé defaroon nañ ko mais ni ñu ko defaree dañ maire yi moo nekkoon en collaboration ak waa BCEAO ñu defar ko donc à chaque fois bu amee possibilité pour collaborer ak kenn pour que ñu defar assainissement bi liñ ci mën mais dañ koy def mais assainissement bi boo xoolee bu jëkkoon ak tey jii nii gënoon naa garaaw assainissement bi il faut ñu nangu ne dañ ci hérité ñun ñëpp biñ juddoo dañ ko fi fekk ñu def ay installation ba pare donc man pour man assainissement Sénégal ah Ndakaaru assainissement yi moo am problème. parce que bokkoon na pour régler problème bi da ngeen ko hérité donc pour régler problème bi sax bokkoon na ñu tax ñu gën a leen fala. non xam nga waru faluñu ñu ñun mënuñu di jël ay yenn comment dirais yenu loo xamante ne ni tey wóor na ne lii du ko sa compétence dafa am foo ko teg. gis nga tey jii bu ne la assainissement du compétence transfert lii ñu ci man ñun amaana beneen commune mënu ko parce que ñun tey parfois dañ ciy dugal suñu moyen. baax na léegi la pêche. waaw transfert wala transfert wu. non pêche du compétence transféré de. quai de pêche bi nag moom. am na coow loo xamante ne. am na fi du ma jeexal ak yow te yegguñu si. waaw quai de pêche bi dañu xëy benn jour ñi nga xamante ne nee nañ ñoo ko gérer. dañu bëgg a def foofu benn station essence. am ñeneen ñoo xamante ne bu ñu leen taxé d'activiste wala ñu taxé leen d'opposant yëpp tamit ñoom gis nañ ne foofu fi chambre froide moo fa gënoon. yéen waa maire tamit ñu xam nañ ne am nañ responsabilité ci gestion quai bi problème boobu yëg nga ko n'est-ce pas. waaw lan nga ma si mën a leeral la. xam nga aussi dafa baax ñuy leer gis nga Alpha pêche yow léegi yaa ne du compétence transfert gis nga quai de pêche bi Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ko démarché ba pare cos pêche du compétence. bi mu ko démarché moom fekk fi woon travaux yi commencé. non loolu fi nekkoon du mais au moins c'est démarré woon. dama ne saa yi loolu du quai de pêche Alpha xoolal bàyyi caaxaan. non attends bi boo ne boo bi mu ko démarché. kan moo léegi ma laaj la léegi kan moo démarré quai de pêche. dama ne boo nee. fekk na fi projet bi mu am fi ay at. dama ne boo nee pendant 50 ans manu la déglu ma rek dama ne boo nee bu mu ko démarché day mel ni moom bi mu ñëw si y avait vide c'était pas vide. dama ne au moins amoon na fondation quai de pêche amu fi fondation wu dañ ko dindi ba mu set wicc loolu day yëpp quai de pêche. waaw léegi ñëwal si station bi ñu dama ne gis nga quai de pêche dañ am liberté dañ am autonomie pour yor gestion quai bi la preuve gisoo fa benn agent mais boo xamante ne ni moo ñëw si quai de pêche naan mooy wax ni quai biy doxee quai de pêche bi ñoom dañ am seen ab gestionnaire ñoom ñoo ko fal beneen agent boo fay gisaat agent ministère de la pêche moo fa nekk gisoo agent mairie foofu loolu il faut que ça soit clair. mais mairie am na ay. mairie dama bëgg nga déglu ma rek état bi mu demee ba defar quai de pêche bi boo déggee ñu naan contrat de cession ak contrat de sous-cession état danaan mairie am ngeen ab quai de pêche am mais bu ma la joxee joxal ma diw loolu moo waral keroog ba ñuy signé état day toog mairie toog GIE interprofessionnel toog kii bu paree day jox keneen ki mu signé. le GIE interprofessionnel ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbirum géej ñoom ci seen biir ak keeba ñoom ñooy xool li nga xamante ne ni moom mooy doxal quai bi ñoom ñoo war a xool liy doxal quai bi foofu noonu damay profiter wax leen gis nga ñoo xam ne ñoo bokk lenn muy acteur de la pêche quai bi c'est l'intérêt de Yoff ñi yor ak ñin yoral ñépp nañ fexe am benn terrain d'entente woyof kenn ku ci nekk fàtte sa bopp ñu xool li nga xam ne c'est l'intérêt de tous te xam ne quai boobu njariñam gis nga waa ji lay liggéey mécanicien te nekk ab Yoffois ci quai bi la bokk quai bi patrimoine la boo xamante ne nii dañ ko war a sauvegarder nañ ko waxtaane gis nga mbir kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo nañ toog waxtaan ñoom acteurs yi discuter bu boobaa autorité bi dina leen mën a gën a mën a accompagner. si ni ma gis dafa mel ni waxtaan boobu moo jafe pour ñi nga xamante dañ taxaw fële di bañ ah ñi nga xam ne ñoo jiit dafa mel ni waxtaan woo waru la mën a jafe man gëwuma loolu parce que gis nga Yoff nag kaay ma wax la de ak loo mën a wax. de toute façon sax monsieur le maire foofu xam nga lu tax Yoff ay na yowén Yoff dafa organisé. Yoff dafa am kilifa. Yoff dafa organisé ba pare gis nga Yoff boo jaaree fi nga war a jaar dinañ organisé waxtaan ñëpp waxtaan tegu fi ñu war a taxaw parce que ñoom ñëpp ay acteurs de la pêche lañ. de toute façon ñoom acteurs yooyu man dinaa leen invité incha allah. waaw ñu toog waxtaan ak ñoom xool la ñuy tuddee terrain d'entente
waxtu bi moo na xoj nag monsieur le maire lan mooy sa dernier mot débat bi à travers wala à l'encontre de la jeunesse yoppoise wala de la population yoppoise. waaw maa ngi lay nuyu sant di leen gërëm d'abord di remercier suñu techniciens yi taxaw ni di la féliciter yow tam aussi si liggéey bu rafet bi ngeen di def vraiment gis nañ Vision Plus bi mu ñëwee tous bi mu indi si li nga xamante ne moom mooy la communication surtout à yow di leen ñaanal yàlla ngeen gën a jëm sa kanam di wax la jeunesse dama leen di wax ñoom ñëpp dëgg la nañu intéressé wu sur la chose commune xam nga mais nañu privilégier li nga xamante ne ni moom mooy le savoir la décentralisation nañ ko gën a gëstu xam li nga xam ne moom moo ci nekk parce que dañ jëm si ay lendemain meilleur ya nga xamante ne ni ñun ñu ngi si décentralisation nekk si phase 1 acte 3 de la décentralisation war a dugg si phase 2 acte 3 de la décentralisation donc dafa laaj xam-xam nañu dem investir si li nga xamante ne moom mooy xam-xam nañu xool collectivité locale nan lay doxe nañ éviter di wax si collectivité locale loo xamante ne ëllëg di nga falu yow si sa bopp yow miy falu mu toppala ba xam ne yow li nga wax nii mënul nekk nañu xool li ñuy wax. Merci beaucoup monsieur le maire Limamoulaye Thiaw moo ne woon suñu invité tey ci Ça fait débat incha allah rabbi si jëmmi jamono dinañu dalaat keneen yaa ngeen jëf.